sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam. non xaaral sax maam dama def ak yow comme ça man léegi mën a continuer seetaan sama match. waaw baax na maa ngi xaar. ok am na lu ma la envoyé léegi ci sa compte Orange Money International ak Tap Send. waaw li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk ci diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog mu ñëw waaye li neexul Tap Send lii neexul Tap Send lii neexul tap. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu seetaan ci luttetv.com dal leen ak jàmm tey nag ñu am un plateau spécial ku ne xam ne Moustapha Gueye le tigre de Fass le deuxième tigre de Fass nekk tamit un présentateur macha allah wala consultant de qualité sur émission boobu nga xamante ne mooy Oeil du Tigre waaye ku ne xam ne Jumbo itam ak Rent DKR production gis nañu macha allah jéego yi nga xamante ne def nañ ko ci làmb depuis ñu ñëw tëgg benn gala bu mag a mag bu war a am dimanche 25 juillet fii ci arène nationale. On est à moins de 24 heures du combat ku ne xam na ni combat boobu la ñëpp di xaar macha allah gala boobu la ñëpp di xaar ñu nuyu mbokk yu ñuy seetaan ci luttetv.com di jox kàddu gi Moustapha Gueye di ko bàyyi mu nuyoo mbokk yu amateurs yi ak mbokk internet yi. waaw jërëjëf Ibrahima bon ñuy wax àdduna bi yëpp ak ñi ñuy suivre asalaamaaleykum fi ma bëgg a tàmbalee rek moom mooy làmb ji ma dégg. affiche bi ma gis mën naa ne depuis jamonoy claf gisuma gala bu mel nii ça m'a beaucoup surpris parce que ñi ñuy boole ci ay mbër ay qualité lañu ay ndaanaan lañu ñi saf nañu xorom mën nañu bëre mën nañ fecc tey avenir lañu damay jox rendez-vous sénégalais ci ñii fukki combat yi am mbër yi koy bëre décennie bii di ñëw dañu bokk ci ñuy teg ndawal ci làmb ji mun naa ko lim kenn par kenn mais du ko jar mais ñi ma gis ñi ñu bëree mooy crème bi ñii ñoo war a ñëw bousculer ñoom Sa Thiès ñoom Gris 2 ba àggale sax ci ñi nga xamante ne ñooy les rois des arènes parce que tamit dañuy grandir waaw boo xoolee mobile bi mu waree teg commencé te ndawal ci làmb li làmb ji yàgg na xëy na bii occasion la bu mu war a sauté son adversaire Bour Sine aussi mbër bu redoutable la moom tamit war na gën a defaraat taxawaayam parce que ku war a bokk la ne ko réel nag moom a gën a impressionné combat boobu moom ak kii ak Marley ñaari mbër yu ma faral lañ nag Marley dama ko mus di suivre xam ay qualité am xam yu mu manqué ne ko réel nag koo ne ko réel mooy daa mën a bëre mooy ku jël ki daa mën a bëre et puis bu ñu juum ki ne ko réel ci taay bi ak gabari bi nu mu mel noonu mën na tromper ku ne boo xoolee bind bi dangaa mais kii ni mu bindoo warta bëre nga xool taay bi mu lay nuru basketteur mais ci biir yaram beeg lépp bëre la léppam enchaînement la moom aussi marqué na époque amoon benn frein mais réparé na ko autant de fois ci diggante bi ba ñëwaat war a dajeeg son adversaire bi nga xamante ne ñoom ñaar adversaire potentiel la ñu war a bëree ñi ki topp mënuguma leen lim ñu doxal émission ba mu gën a xóot comme ça on verra ce qui se passe en tout cas daal gala chef d'œuvre la demain incha allah ci dimanche bi lii di nar a am ci stade arène nationale non mënuma ko expliquer parce que talent la. macha allah ça se voit que le tigre est surexcité pour yegg ci bés boobu nga xamante ne moom mooy le 25 juillet on est à moins de 24 heures ñu dalal Jumbo nga xamante ne moom moo fi teewal Rent DKR Jumbo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la bàyyi nga nuyu mbokk amateurs yi. waaw salaamaaleykum di nuyu auditeurs yi di nuyu téléspectateurs yi di nuyu Père Moustapha bi nga xam ne bàyyi na itam yëpp ñoo toog jëmmal ñu. jërëjëf nangoo jël xam-xamam ci expertise u làmb di ko commentaire ci suñu journée di la nuyu yow Ibrahima Faye ak sa équipe yëpp fi nekk. macha allah mais est-ce que mun nga ñëw ci programme suba bi yan ñooy 10 combats yi nga xamante ni tëgg ngeen ko suba ci arène nationale parce que amateurs yi ñoom jàpp nañ ni vraiment combats yi ay jours yu différents la il faut ngeen wax leen exactement journée bi 10 combats yi kan ak kan la. voilà c'est si cadre boobu sax ci la ñu def face à face bu ñu def arène nationale keroog pour jël mbër yëpp indi leen ci benn plateau ñu xam ne journée bi ci mbër yëpp ci benn bés la ñu bëre. parce que ñun suñu objectif ci lamb du def benn grand combat ak 9 petits combats dañoo bëgg toujours def ay gala yoo xamante ne nii combat amateur lay nekk boo duggee seetaan sa mbër dina la jaral nga toog seetaan yeneen mbër yi parce que xam nga ne ay affiche la donc combat amateur la ñu gën a soxla ko combat supporter amateur yi la ñuy gën a adressé wu amateurs yi la ñuy gën a ciblé parce que loolu la quoi lamb charme la du début à la fin mais da ngay gis tey stade luy xew kenn day bëre combat am jeex rek gars yi daal di génn rafetul xalaat nañ nag ak
ak plateau bi ñu def nii ak mbër yi ñu boole li ko père Moustapha waxee crème bi ñu teg nii am nañu yaakaar ne que su premier combat supporter yi nañ toog seetaan grand combat parce que diggante bi lépp a neex. mais est-ce que mën nga ñu ñëwal ci programme bi. combat bu ci nekk bi kan ak kan ñoo koy. programme bi grand combat bi day dox diggante Nékorel ak Marley. bëgguñu woon sax appellation grand combat mais lu mënut a ñàkkal parce que ñun gala lañ def boo xam ne nii combat bu ci ne mënoon na dem Ibamar wala combat bu ne mënoon na dem combat individuel boppam donc Nékorel ak Marley ñooy def grand combat bi avant boobu dina am Eumeu Sène junior ak Kalma Ndour champion séeréer nga xam ne daanoogul avant boobu dina am mobile 2 bu Grand Yoff ak Bour Sine mobile 2 nag dafa am sas ndax Grand Yoff ren neexleeguñ ci làmb ji seen ñaari sorties yu ñu defagum ci seen mbër yu mag yi muy Fourrière ak Nandi Fall sottiwul bii nag Grand Yoff mbooloo Grand Yoff nekkat ci ginnaawam ngànk ko ñaax ko mu war a ñëw soqi leen ci victoire ci saison 2021 bi ñu nekk nii avant boobu am na Kool bu Zap ak Pape Thiam 2 gone géej waaye bu mun a bëre boobu waaw avant boobu am na le grand champion séeréer Ibou Ndiaye Obali ñu koy boole Pape Yekini nga xamante ne nii ndaanaan la te frère na fi boo yu bëri te spécialiste la ci mbëru séeréer yi ak rëg-rëg ñu def sans verdict bi voilà kase verdict bi Pape Yekini te gis nga ko diggante signature bi ñu fi defoon ak léegi jël na yaakaar naa yokk na ci yokk boo xam ne ragal naa ne combat boobu dina bokk ci combat yi gën a neex avant boobu it am na Wulli Adama Diouf qui sont deux lutteurs à ne plus présenter. combat d'humour. Voilà. Après, il y a Malick Ndiaye 37 fou bu Pikine ak Bou Siteu le phénomène de Guédiawaye. combat Ndiaye prek bi. avant boobu am na Pokola di jarbaat ci Ama Balde doomu Kumba Balde la moo war a bëri ak bébé guy gi. mais doomu Kumba Balde ak kan. ak bébé guy gi lay bëri. doomu guy ak As Mbaye. ak As Mbaye. loolu wax doon ak As Mbaye la As Mbaye mooy paayam. doon na bëri ci ndey doon na bëri ci baay. loolu la ma Max Margan wax. mënuma doon na bëri ci ndey doon na bëri ci baay. donc ñoom ñaar bébé guy gi yaakaar naa mu ngi ci 6 combats 6 victoire amagul défaite. Pokola nag ko naqari wut adversaire loolu parce que koo ko jox mën na la kii day tër ay ponkalu 100 kilos soxla wuñ ko. donc avant boobu mu am nag combat bi nga xam ne nag moo jaay suñu journée muy booy Lorez Rakulis Ndiago bi ak booy plateau bu Fass Benno. combat boobu c'est le combat des frères. waaw combat boobu moom te gis nga lu garaaw de ñaari booy yooyu kenn ki décroché na contrat publicitaire ak benn marque ndox fii ndax espagnol yi mu doon làkk ci plateau bi ñu toog nii. ñooñu dañoo bëggoon mu defal leen publicité ci ndox bi ak di làkk espagnol yi mu doon làkk fii ci plateau bi. donc mu woo ma di ma remercier ne ma grand yéen a ma siwal yéen na tax tey ba nit gis ma di ma fay loo xam ne pour ma defal ko publicité yaakaaru moon sax danaa ko am ci cachet làmb suma la ma ko am ci publicité. c'est reconnaissant waaw ma ne ko nag àdduna nii la yàllaa ko dogal sa wërsëg la yàlla na la jig. mais dañuy wëlbatikuwaat tuuti ci Tapha Gueye ñu laaj ko ñu ne ko 10 combats yooyu nga dégg ban combat moo ci gën wala am na benn bu des. des na Médoune Khoule ak Boston 2. Médoune Khoule bu Dóor Dóoraat. ak Boston 2 bu Pikine mbooloo. jël ngeen ay mbëru Pikine yu bëri voilà dañoo jël mbëru Pikine mbëru Géejawaay mbëru Parcelles mooy gox yi seq. arène bi ak jàmm gën. parce que tamit ñoom ñooy public làmb ak bool bool. ñoom ñooy dund làmb mais damay puusaat ci Père Tapha mais Père Tapha 10 grands combats yooyu nga dégg pour suba ban combat moo ci gën a marqué ak noo gisee journée bi. non su ma waxee ne benn combat moo ci gën a neex damay juum parce que gis ma ci bu ci neexul na ko relais bi frappé na ma lool mobile combat bi ak Bour Sine aussi mais encore am na bu ma fi déggaat léegi boo xamante ne. Kool bu Zap Pape Thiam xaatuma koon parce que Kool bu Zap parce que dama ko seetaan mu doon mbër mu bien bâti je pense nekk écurie Zap boobu dëgg ba nga dem musuma gis fi ñu ko daanee nag il a été tout le temps man ma lay sonné mais tout le temps moom mooy daan Pape Thiam aussi ma seetaan combat am ak benn mbëru Yoff da ko tigg naa ko sax peut-être amu ci woon lu ko neex mais mu jàpp ne rek mbër day daan mbër day daanu et ay recours amoon ñu jox waa ji victoire yu mel noonu mais moom tamit am na droit redressé wu ci combat bi waaye mi redressé wu ci foo xamante ne fu difficile la man dama ne oh Pape Thiam il a un gros combat nag ci combat bi nag bon maa ngi déggaat aussi Eumeu Sène junior xalala ak Kalmu Ndour mais Kalmu Ndour il ravage les bœufs et les drapeaux ci combat séeréer yi damay dem toog di ko seetaan di poser question naan kii kan la bi ma njëkk a gis Kalmu Ndour muy bëre ma toog ci en face ñiy tëgg mu taxaw foofu di jaayu dama demandé kii kan la ñu ma Kalmu Ndour la tudd mi ngi nekk école di Boignan
bon finalement après on s'est connu def connaissance ci benn salle bu muy entraîné boo xamante ne dañ fa daan daje kooku itam lutteur d'avenir la muy bëre Eumeu Sène junior bi nga xamante ne aussi def na ay preuve am yaakaar naa Eumeu Sène junior bu yàggul mi ngi quitté ci benn victoire contre Bour Sine bi nga am nañ chance yu amaat beneen combat ba pare Bour Sine amaat chance yu relancé wu ci mobile aussi li ma war a sànq ci moom mooy bii mooy c'est là ou jamais ma dama koy ñaax quoi xamal ko ne ko moom mi actuellement nii Grand F boobu mu nekk moo fa war a teg ndawal moo fa war a nekk kilifa moo fa war a nekk chef bind bi may na ko taay bi may na ko gabarit bi may na ko bëre bi may na ko ba pare mu saf xorom mën a fecc compréhensif intellectuel kon dafa war a jaay bakkanam ci combat bi pour mun a bokk ci gars yi sinon nag c'est un problème adversaire am aussi jóge ci défaite ba pare nekkoon daanaan commencé marqué empreinte am moom tamit Bour Sine dafa war a defaru moom Bour Sine ak Tapha Tine ndax mi ngi contact ak Tapha Tine Bour Sine ndax mi ngi contact ak ñoom Kelle seen bawol mbooloo boobu bu fa saxoo ak ñoom di contact ak ñoom mais dafa war def résultat Bour Sine amatul du def erreur def na combat bu neex bi passé juum daanu ndax mbër bu juumul daanu mais moom mobile ñoom ñaar étincelle la war a doon mais donc mënuma tànn benn combat ci combat yi ne ko réel Boy Ndiaye dafa marqué ne ko réel son dernier combat bii passé tamit mais c'est grave ne ko réel action yi mu mëne il enchaîne des actions ah am un adversaire boo xamante ne aussi Armé nekk un technicien attention Marley c'est un lutteur boo xam ne technique mu dafa caché nga xool ko noonu gis ne kii xarekat la bërikat la ay ndaanaan la fi daan. mais ñoom ñaar ku dàq bëri. mais doo mën a xam ku dàq bëri le fait que et puis ñoom ñaar ñëpp ay songkat lañu tu sais que nag recourir ak taayam day daw na slip say yeel laxasu la te bu la laxasoo rek lay woon ginnaaw commencé laa mboot njool nag bu ñuy wax bindam mboot atu la ci njool mais adversaire bi nga xamante ne aussi moom mooy Marley moom bëreem dafa varié ah. bëreem dafa varié dina bëri tànk dina bëri suuf dina dugg dina génn ñoom ñaar seen combat je ne pense même pas que sax mu durée de 2 minutes su ñoom ñaar bu ñu décidé rek bu ñu nekk katam day rek jël day daal di am donc mënuma tànn kenn naan kii bii combat ba ma dàqal combat yi mu fi lim yëpp a neex am benn bu ki ne rek grand combat la woon à part man kay dama naan ñii xanaa dañoo bari ay milliards ba tax ñu jël combat 10 combats yoo xam ne benn bu ki ne rek mu nekk grand combat nekk 5 journées nekk 10 journées nga bëgg a tëgg ci benn journée. mais loolu tamit day baax ñu koy leeral promoteurs yi war nañu wax budget organisation yi tamit day baax ñu koy xam. ah tourné teew ñu daal mi ngi toog kay dañu ko leeral. sama naa loolu de xam nga Sénégal dañu nekk dëkk boo xam ne nii kenn bëggul sa morom xam li ngay fayeeku. si cadre boobu la ñuy respecté mbir yi parce que lu ñu njëkk wax ba si ñoom sax bu kenn xam li nga ma fay. mais budget organisation pour journée bu toll nii bëgguñu sax xam. waaw mais vous avez dépensé entre combien entre tey jii la préparation communication beeg face à face yi ba ci organisation gala de lutte bi ñaata la leen. non sant yàlla rek métti na moom yow xam nga ci dara parce que du début à la fin ñoo ci ànd métti na trop face à face bi ñu ci def nii rek ça nous a coûté loo xam ne ba ñu toogee dama ne mais non comment ça se fait que ñu dépenser autant d'argent pour benn face à face mais yàllaa ñu ko mënuloo. ñu koy santé bu baax di ñaan yàlla gën koo mënaat gën a defaat lu mel nii xam nga lii ngénte taaw la bi ma suñu première journée ngénte taaw lañ ko jàppee la ca war nañ ko def pour ñëpp dégg. mais gis nañ tamit am na ñoo xamante ni ñoo leen di dimbali ku ci mel ni Pape Sarr ak ay Alain ak yooyu ñoo maanaam Rent Dakar production fu mu jógee ak ñan ñoo ci ne. Rent Dakar production mu ngi commencé ci man Pape Sarr ak Alain ak Pape Sarr ñoo bokkoon koñ cité Hacienda xamante Pape Sarr di nitu làmb bu ñëpp ràññee ci bëgg Pikine ak défendre doomu Pikine man ak Alain bu ñu nekkee bitim réew dañuy dund làmb bu làmb amee dañuy jënd pass toog di ko seetaan di ko commentaire di ko dund ñu dem nag ba vraiment nekk ay Père Moustapha Gueye bii boo duggoon suñu kër sama néegu mag ay affiche am moo ko wër ndeysaan photo Moustapha Gueye yëpp moo ne ci néeg bi yëpp mur bi yëpp temps yii solo yi nga jënd rek taf ko ci mur yi. d'accord oui. da doon jóge fii dem ba école Blaise Diagne temps yii équipe phase yi fa entraîné. le beau vieux temps oui. voilà di leen seetaan mbot bi nga mbot maam Njambaan yuuxu yi ba tey sama kër. mu ngi may dégg nii ba tey. voilà donc duñu ay tëbuñu tëb dugg ci làmb ay amateuru làmb lañu dañoo bëgg a làmb. dañoo bëgg la man sama maam bu góor mbër la woon. jógee Ngaparu ñëw installé Sénégal mbëre moo ko jëlee Ngaparu ba Ndakaaru te dellootul Ngaparu ba ni muy déewee ndax tolof bu bëre. mais Ibrahima loolu day wane ne les amateurs moom mu ngi nekk promoteur amateur nag nee nañ très souvent dafay nekk ku bëggoon ne doon mbër xol bi mbër na ci doonu ko mu ne li sama wërsëg sama am-am
ak sama mënoon naa ñëw exprimer wu ci làmb ji mais aussi daf boo gisee ñu laajte budget Ibrahima di laajte budget préparation combat bi yëpp c'est parce que dañ gis am yeneen promoteurs yoo xamante ne defoon nañ fi lu xaw a mel nii dajale ay quelques lutteurs yoo xamante ne peut-être 3 yi mënoo ñu bëri ji individuellement ku ne bëri grand combat dernier moment ñu am ci problème de finance ba sax combat bi ñu doon ko annulé finalement geste bien fait am gars yi jóg taxaw ba mu nekk mais yéen tam bu ngeen duggee ci lu mel noonu ba pare réussir ko mu leer ne régulariser ngeen suba la dañ leen laaj mais yéen pourquoi yéen fi gars yi échoué ngeen war fa réussir moo tax ñu laajte yéen di c'est du costaud derrière y a de l'argent peut-être considérable boo xamante ne mooy budget bi. xam nga nit ki moom loo am rek loolu ngay dugg jee marché tolloo woon nañu ba ñuy commencé combat yi je pense ñu ngi woon ci diggu pandémie bi premier couvre-feu bi. làmb amul yaakaar amul ci bëri dina am mbër yi nga xam ne làmb rek lañu yaakaar gisuñ kenn ku leen waxaale xëy na peut-être loolu yombal nañu waxaale bi ak mbër yi te honnêtement ils ont tous été raisonnables kenn laajuñu ci cachet bu xam ne c'est démesuré ku ci ne li ñuy waxaale ak yow parce que man ak Alain lu ñu wax mooy bu ñu compter ci sponsor bu ñu compter ci kenn nañ compter ci suñu poche bopp. kon nañ ko natt ci li ñu mun mbër bu ñu ci waxaalal bu ko suñu poche antané c'est à nos propres frais ñu engagé ko waxaal nañ ay mbër yoo xam ne amuñu seen budget dañu leen a bàyyi ñu dem parce que bëgguñu am ay problème mais yàlla def na amul mbër bu ñu amee 100 francs sa avance mat na reliquat déposé nañ ko CNG cachet sponsoring 100% ñëpp fay nañ leen fay nañ sécurité jox añ policiers yi lépp lu nga xam ne war nañu CNG teg nañu ko ci wàllu organisation yàlla dogal na alhamdulilahi rabbil alamin ci baaxaayam dimbal nañu ñu mutal lépp. mais Ibrahima dama ci gis 4 combats yoo xamante ne pourquoi ñoom xalaatuñu woon def ko un tournoi xam nga déjà bon ne ko réel la Marley Mobile Boursine Obali Papa Yekini Kalbu Ndour est-ce que 8 lutteurs yooyu ñaari tournoi la woon ñoom ñaar après ñi gagné tournoi yi ku jël peut-être bi jeu ji final loolu lu jaadu woon la dina permettre lutteurs yi am compétition te dina permettre aussi ren Dakar daal di continuer saison boo xamante ne daf ci def 4 galas de lutte que ñu tënk leen ci benn bis. yaa ngi dugg fu ma neex parce que maa ngi wax ak benn kilifa ci ministre des sports ma ne ko làmb dafa war a évoluer parce que mënuñu di stagner di am toujours même niveau. lutte simple dañuy teg tournoi mbër bi jël final bi ñaata combat la bëri balaa moo gi final. ci la bëri 7 à 10 combats. pour lan mënuñu def par exemple comme tournoi bi nga wax nii mais yëpp ci benn tàkkusaan le temps le permet. ça c'est intéressant. le temps le permet. le temps le permet. tournoi boobu noonu au lieu que ñuy def ay première journée deuxième journée promoteur bi di am problème xaalis sponsor yi ba ñu suivre wala lii mais boo ko defee benn journée. benn tàkkusaan 16h combat yi commencé. mobile 2 dajeeg Boursine seen bëri ñu ne combat yi du dépassé 10 minutes. ku ñu daan nga toog ku ñu daan nga toog waaw ku ñu daan nga toog fële. keneen ñëw ñu def ko noonu ba ci 19h30 ñaari finalistes daje jël tournoi bi dem lu war a mën a nekk la te ñun ñu ngi koy xalaat. loolu nag la CNG adapté contexte bi ci texte yi wala texte bi ci contexte yi. loolu la ñu wooyee birélé ba dégg ñu naan birélé mooy attee mbër loolu mooy birélé bu njëkk day tàmbali 9h ci guddi ba fajar. ki mën jël raw gàddu loolu nag ci les traditionnels lañ ko xamee pourquoi pas ñu ko transférer avec frappe parce que attention tournoi yi mel noonu gars yi dinañ koy xalaat mais faisabilité bi tamit foog mbër yi adhéré ci suñu grand champion yi du ñu ci mos adhéré mais génération bii nga boole nii tey ji loolu lu war a mun nekk la su boobaa dina leen permettre ñoom seen préparation mystique yi ñuy def di ci dépenser autant d'argent dañu xam ne dañ def préparation mystique aar seen bopp waaye nag war nañu def 7 combats minimum xamuñu ku ñu ci defal donc lii nii waaye nag bu doon am day cher yaakaar naa ne. non du cher. du cher père xam nga tax du cher da ngay gis mbër yu bëri benn combat la ñuy bëri ci at bi. année bi oui mbaa ñu toog 2 ans 3 ans. 2 ans 3 ans la ñu bëri ñun si journée bi ñu tëgg am na mbër yoo xam ne 2 ans bëriwuñu. oui. am na mbër yoo xam ne ni 1 an bëriwuñu. am na mbër yoo xam ne 3 ans bëriwuñu. lu ne am na fi. mais mbër boo ko fayee lu jaadu boo xam ne ci benn tàkkusaan amul liggéey bu lay fay 5 millions 10 millions ci benn tàkkusaan. déedéet amul fenn. kon boo gisee promoteur bu ñëw proposé la benn cachet bu raisonnable bu dee yow bëri mooy seen métier mën nga ko nga ñëw jàmmarloog say naataango avant histoire de 2 heures de temps la que le meilleur gagne yow dinañ ko war a mën a nangu. fàtte naa dugg aussi ci Obali c'est un gosse que j'estime bien
et gis naa aussi moom corpulence boo xamante ne daf ñuy fàttali corpulence su ñi ñaan les robots. C'est un géant ce gosse. Yékini, Bombardier. Anyway, mieux que ñoom parce que lui il est affûté et puis amul benn poil de graisse c'est un lutteur bu sec ñeme entraînement tu vois xaw ma dafa nekk gul ci kër yu baax yi ba gisaguñ ko ou pas ou dafa topp traditionnel bi ba arène bi wuyogu ko mais aussi xam nga loolu tamit mais yaakaar naa ne combat am day jafe ci arène bi koo xamante ne toll nga ni Bombardier toll nga ni Yékini bëreeg moom gars yi dañ ci hésité moo tax mbëri traditionnel yi dañuy bu ñu ponkalee trop dañuy am problème mu déjà am adversaire ci arène avec frappe bi mooy dal ñoom Franc mooy dal ñoom Reug Reug mooy dal ñoom Serigne Ndiaye mooy dal ñoom Obali même ñoom Kalmu Ndour yi ay lutteurs yoo xamante ne année boo na ci mën a bëri ay 3 combats mais koo ci seeti ne ko diw bu xoolee ne bëri traditionnel la def rek mu commencé dellu ginnaaw parce que ñoo dañu am bëri te ñun boo xoolaatee suñu mbëri yi nga xamante ne nekkuñ di bëri ci bëri simple bi mën nañ bëree naam mais qualité bëree beeg compétition bi ñuy bëri simple am suñu bëree ñële bu ñu jaxasoo 10 minutes ñee seen lam ñu génn ñu taxaw xaar leen parce que ñii chaque week-end ñu ngi compétir ñoom Kalmu Ndour rek ñi may expliqué ñu ëbbali chaque week-end ñu compétir ñu daan mbaa ñu daan leen ñu sol seen dem seen yoon. dañoo naq di wutal adversaire. mais ma xam naa loolu. koo leen jox bu ñu ne mbëru séeréer yi ñu ne noonu baax na. mais lu tax boolewoo ci mbër bi ñu wax Doudou Sané te mu xew ci temps yi. gis waaw Doudou Sané. il est pas mal ah. Doudou Sané suñu frère la suñu fils la d'ailleurs sax am na lu ñu togg pour moom. très bien mais yàlla baax na. mais ñooñu sax bu ñëwee dañuy indi public bu bees ci làmb ji parce que le monde séeréer monde laa du séeréer boo demee làmb ji am fii 400 kilomètres les mêmes gars yi doon seetaan bu amee Joal mais ñoo ñooy déplacé seen oto seen moto dem seetaan leen fu nekk man les mêmes têtes yi may gis très souvent ci ay Nianing ay Diofior ñooñu man aussi j'allume ma voiture damay dem seetaan traditionnel yi par amour détecté ay temps di leen gis di xam ku ne foo mëne foo mënewul moo tax may yëkkati sama kàddu naan dans l'avenir bu ñu demaatee fii ak 5 ans 10 ans ba génération bi di fi jógee yi fi nekk nii fii ak 10 ans du fi nekk ay champion aujourd'hui ils ont 30 ans 35 ans mais relève mooy ñii lim nii tournoi bi ñu ciy bëri nii à coup sûr fii ak 10 ans dañu ci dégg kenn koo xamante ne bu yaram ubbeekoo na bokk champion yi donc moo tax ma naan attention ceux qui font la lutte traditionnelle di bëri ci mappat yi dem ajjuma bëri fii tëb jéggi beneen dëkk bëri am ñuy bëri ci benn journée ñu bëri ci benn tournoi mu jeex ñu taal seen auto enchaîné dem ci beneen tournoi mais ñooñu buñ duggee ci làmb ji ba bokk commencé bëri ci arène bi gars yi lu ñu mooy bëri rek ñoom ñooy avenir làmb ji suba ça c'est clair waxati naa ko denc leen image yi su boobaa ngeen génne ko. te boo xoolee sax dogguma la boo xoolee ñun suñu journée dañoo jéem a jël lutte simple jaxasoo lutte avec frappe on a pris la moitié presque ay lutteurs simple. bien sûr. comprendre nga te gis nga lutte simple lu tax mu important parce que ñun Sénégal gëj nañoo rafle ay médailles sur le plan olympique. lutte olympique au Sénégal dafa gëj a teen champion yi ñu am nag genre rëg-rëg yi ak ay rakam il faut que ñu gën leen a améliorer gën leen a toppatoo pour ñu mën a dem bokkaat ci compétition internationale yi pour am ay père ñaata nga dem Jeux olympiques. mun ma ko compter. Double Less oui Papa Diop ak ñeneen ak ñeneen. Modou Diop mais di yéen seen génération boobu depuis yéen ba tey déggatuñu kenn kuy dem Jeux olympiques. amatul tournoi CEDEAO rek la ñuy bëgg a rey. simple. alors que fii dëkku ndaan la ci lutte simple. ku mel ni rëg-rëg nañ ko encouragé ay rakkam a ngi fi ay gars yi mën a bëri ñaat Ibou Ndiaye Obali bi nga wax. am na bind bi. bien sûr mais nañ leen accompagner pour ñoom ñu mën a dem représenter Sénégal ak Afrique ci lutte olympique. macha allah. fàttali naa Thiaka Faye aussi. Thiaka Faye moom mu ngi ci lutte olympique bi ak Boy Faye ak yooyu. macha allah kontaan nañu lool ci révélation yu fi juddu tey te comme ni ko père Tafa waxee nañ denc image yi. par rapport à ces lutteurs yi nga xamante ne ñu ngi def seen ay preuves ci lutte traditionnelle bi mais aussi ci lutte avec frappe. fu ñu tëjee nag mooy fàttali programme bi ba pare laaj combat bu ci nekk père Tafa kan mooy favori bi. fu ñuy njëkkee rek moom mooy Boston 2 Médoune Khoulé boobu mooy premier combat deuxième combat Lorez ak Boy Plateau troisième combat Pokola ak ki nga xamante ne mooy Bébé Guy gi quatrième combat nag dañuy taxaw foofu Bou Siteu Malick Ndiaye 37 fu kuy favori père. non Bou Siteu Malick Ndiaye nag ñoom ñaar vraiment man damay jox chance égale 50-50 laan defal pourquoi moo koy def mooy déjà ni ñuy defiyante ak ni ñuy tëkkantee rek ndeysaan ça fait plaisir man damay toog. signature contrat ba simi tubay. simi yëre non li ma gis ñoom gis ma ko fenn seen kàllaama yi génn rek sax déjà day ne kàllaama yi des yoonu dégg quoi. yooyu yëpp dafa bokk ci làmb bu la ci kan nax bu njëkk ndaanaan bi am alal mën a sañse
day yàkkamti dimanche jot bañ ñawal ko sol la ko tengaane ba kas ko wan mu takk ay yëfam takk téeri téqal muy cosaan yëpp amatul ci làmb ñooñu ñaan yàkkamti ñëw ci làmb te ñooñu leen daan indi très souvent mooy mbëri xoromu yi du doon sax ndaanaan ñoo di indi mbëri xoromu yi dañu mus a bokk ci làmb boo seetloo rek saa bu ñu ko dindee ba amatul rek fokk mu ñëwaat di nga jékki-jékki gis sax ay anciens lutteurs yoo xamante ne dañ daan bëri mu jigi dañuy retrouvé wu en guignol guignol nag boo ko waxee day Sénégal day mel ni xas déedéet mu ñi les comédiens boo ko waxee bon ku reetaan loo làmb dafa laaj loolu parce que làmb boo demee seetaani sa mbër da ngay stressé boo gisee mbër bu mun a fecc mbër bu mun a bàkk mbër bu mun a reelu daf lay relaxé avant le combat. macha allah donc ñaar yooyu man. jox naa 50-50 5e combat bi diggante Wouly ak Adama Diouf kuy favori. Wouly Adama Diouf nag man je donne 65% de Adama Diouf ci favori. ndax bëri ba Adama Diouf ba fu mu toll nii ci bëri simple poids léger yi daf ci rafetlu ay drapeau te ku nekk xam ne âge am avancé na mais am na technique de lutte am facilité de ramassement de jambe Adama Diouf boo gisee ni muy bëree day sukk ñaari oom yi jël seen ñaari tànk par force mu daan la te day daan ay ndaanaan ci àll bi de ay ndaanaan yi nga gis fii ñu indi ay kalmundoor ak ñii ponkal yi fi nekk nii laata ñu nekk ay ponkal jaar na seen kaw de te ba léegi mu ngi ci làmb ji. Wouly nag day entraîné mais Wouly nag chance am nag bu mu am mooy attention mun na tromper vigilance Adama Diouf pourquoi par des coups de poing parce que Wouly at bi sifflé rek xàmmewul foo taxaw xàmmewul foo taxawul coup de poing nga nee naaw sa kaw ku weddi di nga laaj combat Gambie ba diggante ma Lirou Diane Wouly noonu la mu si bëree bi muy bëree ñoom Sa Thiès ak ndaanaan yëpp day taxaw samp jiyaar coup de poing nga takkaat naa se ak bëri big pato et tout ça donc nag nga xam ne kon Wouly sans am mi ngi dóor yi waaye bu ñu xasee ne lakkatam jàppante jàpp leen ne Adama Diouf jël na ndam la. macha allah 6e combat bi itam nekk ci diggante Kool bu Zap ak wala Ibou Ndiaye Obali mooy ñëkk a bëre ak Pape Yekini mooy 6e combat bi favori. favori je donne à Ibou Ndiaye Obali. Obali bu Diofior waaye 7e combat bi Kool bu Zap Papa Thiam numéro 2 sa favori. waaye je donne à Kool bu Zap favori. Kool bu Zap moom mooy favori Moustapha Gueye ci digganteem ak Papa Thiam numéro 2 waaye 7e combat wala 8e combat diggante Eumeu Sène balaa Eumeu Sène junior mobile ak Bour Sine combat yi bëri te neex da ngay réer. mais moom ak Bour Sine nañ laajte promoteur bi xam kii favori bi tax moo ko xam làmb la. sa maam daan bëree ngay dund làmb en Europe et ici war nga mën a wax kuy sa favori ñu fàttali bokk téléspectateurs yi ni leen favori nekkul diw moo mën wala nekkul diw moo daan dañuy def mélange rek xool seen bëree gis na kii moo ëpp chance newul nag que ne ki ñu wax ne mooy favori bi mooy dem daani mais favori ne veut pas dire que yaay daan pour gars yi comprendre ko. waaw favori 50-50. parce que ñoom ñaar ñëpp dañoo jóge ci ay tolof donc xam nañ ni ku ci daanu rek sa dam saako yi dana yomba si ñoom ñaar donc 50-50 laa koy def mobile dafa tardé ci man. parce que jëmmam waroon na ko permettre mu dépasser fii. si. Bour Sine peut-être ñàkk encadrement moo ko tardé mais encadrement bu baax boo ko amoon ñu koy ay perte tafa teg ko ci axe si combat mu xam ni muy bëree. mënoon naa romb fii tamit. macha allah 50-50. 50-50 9e combat Eumeu Sène junior Kalmundour favori. en fait Eumeu Sène junior mi ngi jóge ci victoire ak Bour Sine. bu dee ci wàllu bëre la jaxasoo wandeelu bëre damay daal di indi Kalmundour mais aussi bu dee ci wàllu côté bagarre côté gën a mën arène bi booy xool Eumeu Sène junior moo ko ci gën a fort moo ko ci gën a def ay résultats. te freiné na boo yëpp. te booy yu ci bari daf leen di freiné bon mais damay gis ne aussi moom ki nga xamante ne moom mooy Eumeu Sène junior ni ma séntu woon mu koy ñëwee ci làmb ak état de forme toujours day des gis naa ne war na fi gën a këx war na gën a dëgër muscle war nañ gën a génn mais gis naa toujours rek dafay xaw a nekk genre de nit koo xamante ne muscle yi génnuñu te un vrai athlète nag sa waay il faut que nga sec il faut nga wow il faut que say muscle génn waroo am un petit bidon da nga war a blindé loolu laay séntu ci moom mais su bëre ba yàggee ba xóot day mel ni kon Kalmundour mooy nekk le favori. et le grand combat Néckoré Marley le favori de Père Tafa. bon Néckoré Marley dama ci am benn taxaw seetlu boo xamante ne mun naa génne favori mais damay gis ne Néckoré la ak Marley ñoo yëpp seen carrière en dents de scie la ma gis ne Marley aussi combat bu jafe en général dafay daan bu ko ñëpp séentoo day daan
ma gis ne bu ñëpp séentoo ne combat bi yomb nekk mi benn xale la comme le cas de Diène Kairé day ñëw perte ko. ne ko réel aussi benn combat laa gis bu mu pertoon ñu ko Sa Thiès gisaatuma beneen. moom Tyson 2 c'est normal ñooñu ñi mu dajal ay vraiment ay flèche lañu mais yow ñaari mbër yi man ba ma toogaatee di xool seen ñi ñuy bëreel autant mais man damay jël ne ko réel jox ko favori su ma seetaatee logiquement que ne ko réel bëri na ak Sa Thiès ne ko réel bëri na ak Tyson 2 ne ko réel bëri na ak Boy Ngaay ak ñooñu ñëpp ñu ma gis alors dama naan ne ko réel mi dama ko indi teg ko favori devant ki nga xamante ne day tromper nit moom mooy Marley waaw vraiment donc vraiment favori bi soriwul 55-45 lay nekk voilà quoi. macha allah Grand Jumbo ñu ñëw rapidement ci billets yi ñu fàttali ni que làmb ji pay per view la ku bëgg a jënd code fii ci Sénégal 1000 francs dong lañ koy jaayee dugal ci seen affiche.com bu nekkee yaa ngi ci diaspora bi 5,99 euros la ñuy jaayee paiement la ñuy jaayee pass yi boo duggee seen affiche.com aussi di nga ko mën a jënd du daw ci benn chaîne de télévision donc gaaw leen jëndi code yi bu nekkee Sénégal la wala diaspora bi itam gaaw leen ngeen fay ak seen ay carte bancaire Jumbo looy tàggatoo. di sàkku ñaan di tàllal loxo Sénégal yëpp xeebuma kenn fu waaye mën a bokk lu ñu waaye mën a indil si ñaan si lu ñuy may réussir ci suñu bés bi ñëpp kontaan maa ngi tàllal sama loxo nit ñi di leen wax ne billet yomb na 2000 la fu la neex toog vert jaune rouge orange bleu fu la neex ngay toog à 2000 francs ci tabaski lañ jógee fin du mois lañ nekk mënuñu fay nekk peut-être ay billets yu cher loge mooy 10 000 annexe loge 5 000 tout le reste 2000 fu la neex ngay toog. ci suuf ak ci kaw ak yëpp 2000. loge daal mooy 10 000 annexe loge 5000. tout le reste les billets sont vendus à 2000 francs bu leen trafiquant jaay billet bu gën a cher bu leen jënd billet ci trafiquant yi. parce que billet yi dafa am code barre képp ku ci jënd billet boo ñëwee bu ci bunt bi machine moo koy gëstu saytu ko vérifier ndegam lii ñoo ko defal defaruñ ko donc kuy jënd billet ñëw ci guichet bi nga jënd amuñu benn vendeur agréé lu dul guichet yi ñuy teg ci buntu stade bi ci jour bi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sama combat bi léegi mu ñëw di li nga mën a envoyé kayitam. non xaaral sax maam dama def ak yow comme ça man léegi nga mën a continuer si dans sama match. waaw baax na maa ngi xaar. ok am na lu ma la envoyé léegi ci sa compte Orange Money International ak Tap Send. waaw li neexul képp ku may envoyé ci xaalis ku nekk ci diaspora bi nang ma ko envoyé ci Tap Send ma jot ko léegi doo rang fii ma toog laa toog mu ñëw waaye li neexul Tap Send lii neexul Tap Send lii neexul tap. man big naa